di sant suñu kilifa dëkk bi kàddu cant ak ziar li may jëmee suñu kilifa Baye Assane Seck bu Thiénaba xalif général bu Thiénaba di jël cant geeg ziar bi di ko jox sëñ Mame Mor Seck bi fi nekkoon sànq ñu teeru muy njabootu bopp tey nag dañoo ñëw Thiénaba c'est le directoire départemental des femmes ñëw kontaan loolu dalal si madame la coordonnatrice mi xam ni dafa jiite benn fonds boo xam ni pour jigéenu Sénégal yépp la ba muy ñëw dafa ma ko leeral la nañ ne fonds bi président Macky il est le président de tous les Sénégalais amul politique amul lenn pour Sénégal gi yépp la fi nekkal donc ñu kontaan ci lool ci kàddu yooyu parce que vision président rek la parce qu'il a dit qu'il est le président de tous les Sénégalais tey nag ñi la fi dalal mooy directoire départemental des femmes muy femmes yoo xam ne région de Thiès bi yépp ñu jóge doxante la xol muy de Kayar ak Xombal ba bërki démb rek la ñu organisé Xombal si koor gi def au moins 6000 femmes tey directoire boobu tey muy Benno Bokk Yaakaar les femmes de développement ak ñi politique wu ñoom ñëpp tey ñoo ñëw accueillir la suñu bokk ci directoire bi maa ngi lay présenter madame Ramadem qui est une femme leader membre fondatrice de l'Alliance pour la République soxna Diegay mu jiite collectif des femmes Baye Fall surtout maam Cheikh Ibrahima Fall Thiès donc honorable Ndeye Fall Koulibaly de AJPADS madame Ndiaye nekk UCS madame Aïda Diop MSU madame Maguette Kobar jiite femme honorable Ba Abdou Mbow madame Bampe Baye jiite femme DG Sirédia le PCA de la LONASE madame la première adjointe au maire de Khombole madame Berou Dieng Mame Fama Diop c'est elle qui nous accueille ak Fatmata Bambale nekk membre ak la membre bu nekk la LD donc ñoom ñu nekk femme présidente nationale des femmes de la LD donc ak femme de développement yi waa GIE Fass Diop ñu ngi fi te tey lu tax ñu tànn Thiénaba on l'a fait à dessein parce que on voulait la commune mais malheureusement salle bu mag dañ doon jël yooyu la chambre de commerce de Thiès dañ ko femme bi fa nekkoon ñu ne nag Thiénaba la ñuy ñëw délocaliser ko dans le département parce que si c'était dans la commune xam naa des milliers de femmes moo doon génn mais dañoo ne Thiénaba ndax sànq ñu ngi koy li ñuy nuyoo ñu ngi koy wax GIE Fass Diop bi nga gis Sénégal à travers le Sénégal ñoo fi njëkk a def transformation céréale locale te ñoo ci gën a ñi ci gën a xarañ ci lañu bokk te jigéenu Thiénaba yi ku leen gis xam ni ku leen xool ak gis seeni liggéey xam ni femme de développement rek ñoo fi nekk ay liggéeykat GIE Fass Diop boobu nag sax wuyu na trop moo tax ñu ni dañu lay ñëw dalal la parce que fonds yi ngeen am génn ko vulgariser ko waxtaan ak jigéen ñi tax ñoo tax ngeen jóg moo tax président aussi ne leen jógal nga seetali ba seen jigéen ñi jàppaleen ba leen outiller ba leen donc moo tax ñu choisir Thiénaba tey ñëw fii dalal la déglu la bëgg nag ndimbal ak yërmande ndax yàlla dafa leen sutur sax ba joxee fond bi jigéen xam ne ñu jigéen ni muy mel ci naw leen jigéenam ndax yërmande gi ak xam li ñuy dund aussi femmes yi nga gis yépp femme rurale lañu ñu ngi ci bay bi ñu ngi ci càmm gi ñu ngi ci njaay bi ñu ngi ci lépp tooguñu ne yàcc liggéey rek lañu xam waa Thiénaba ak département Thiès ñu bëggoon la déglu avec vos équipes ndimbal boo xam ni tamit mën nañu yore kër yi mu am jeexital ci askan bi ak njaboot gi ñu bootu aussi donc madame la directrice je vous accueille à Thiénaba donc kontaan ci loolu si région de Thiès bi la ñëw parce que tey échantillonnage bi yëpp Thiès yëpp la waa Kayar bi fi ak ñëpp suñu paree ak ñoom dem ci seen i askan waxtaan ak yow après ñu seetaan yeneen jotaay yi ñu mën a toog laaw sa ñaari saison li ngay ñëw xam naa ne équipe technique bu madame la coordonnatrice yi doon jël kàddu dama lay xaw a tënkal rek si sa maire bi ñu dalal tey ak sa dëkk bi xam ni adjoint au maire bi ak madame Fama Diop matale woon nañ ko ak askanu cëpp ak yi toog yëpp ak sëriñ bi ñun nag comme ni ñu ko waxee nii ñun dañoo engagé wu si wetu président de la république ak tamit engagé wu si wetu femme yi pour xeex ndóol engagé wu aussi pour que mën a suqali suñu dëkk
ndax moo tax tey li ma leen di alliance pour la république pratiquement femme ci bu bëri politique politicienne bi madame la coordonnatrice doon wax ñun dund nañ ko parce que femme yoo xam ni seen domaine de compétence xarañ nañ ci ñëw accompagner son excellence le président de le mieux devenir wu jigéen bi. salaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu te di leen massawu di jiital ci nuyoo bi xalifa général Baye Assane Seck xam naa rek lay yi moo tax ma jël kaddu mais sama premier adjoint moom moo ma fi toogal te mat na ko sëkk kon lu may waxaat foofu amul mais jigéen ñi commune Thiénaba ak commune département Thiès li may wax nii ci ñoom la jëm mais pour dalal leen ak waxtaan ak yéen du ma ci duggaat parce que xam naa lu ma fiy wax rek fekk naa sama première action yi def na di leen yóbbante nuyoo ci madame la ministre di leen xamal ni département Thiès ni nga xam ni ñoom la jigéen ñi ànde ak ni ñu jàppoo bu fekkee ni ñun góor ñi noonu lañ def président Macky Sall bi boo mu tëdd nelaw bu njëkk nag jigéen moo daa roy ci góor waaye dañu wax ne boo dee dem ciw yoon ba yàgg ñu ne wëlbatiku leen ku jiitu woon yaay des ginnaaw loolu moo nu dal suñu diggante ak jigéen ñi fi ne ñun ci jigéen ñi la war a roy ci seen fulla ci seen fayda ci seen rafetal mais ak seen jub loolu nag xam naa sax njiitu réew mi xam na ko waaye bu yeboo mu dolli koo xam bu baax ndax xam ne fii nu tollu tembe jigéen ñi ñoo jiitu ñun góor ñu topp ci seen ginnaaw loolu la yàlla dogal démb nii la woon tey nag nii la kon dañ cee war a ànd te rafetal ko Seynabou cant gi ci yow laa koy jëkkee parce que wolof dafa wax ni lu yàgg dëgg la te 2012 ak tey tàggoowuñu fenn bu mettee ñoo ko bokk bu neexee ñoo ko bokk kon tey ba nga ànd ak sa ndawle yi nga xam ni defar rek moo leen tax a jóg kon war naa leen a seedeel ni Seynabou sunu démb rafet na mais tey rafet na danoo toll foo xam nag dañuy politique bu fekkee ne wan dañuy def rek te yàlla tax yam ca dañuy dem ci jumaa yi ak jàkka ya waaye am na loo xam boo ko dee def ci askan bi xamal ni kii day politique bëgg ku ko jàppale moo tax kon moo tax yéen jigéen ñi madame la ministre su fekkee dafa yëkkati lu day ni 400 millions ngeen wax di ko def ci département Thiès am naa yaakaar ni am na lu mu bëgg parce que nag kilifaa ko fi teg fi mu toog nii tey ba man lii kilifaa ko fi teg kilifa googu nag kenn waru koo yamale ak kenn dañuy wax ni politique ñaar rek la ci nit di ànd ak yow dalay yaakaar ànd ak yow wala mu ragal la ànd ak yow ñun nag kenn àndal dañ koo yaakaar kenn ragalu ma bëgg nit ñi delloo seen xel bu baax ci réew mi ni muy doxe ak politique bi ni muy doxe su politique jub see kenn ku ne am droit tàllal loxo fenn fu ne waay jëm kenn ku ne damay seet sama intérêt bopp bu politique jeexee ñépp daw wutiwaat njariñ la loolu nañ ko bàyyi
wala fi nee na ginaar du topp kuy taxani di bàyyi kuy bojj mais yow boo àndee kii taxani dem ba amul sayu matt mu indi ci àll bi nga wëlbati ko dellu sa koy bojj mais di nga fekk ka ko jige woon lu wadd mu for moo tax mat nay bàyyi xel bu baax ñun dañuy politique te man jigéen ñi yéen laa àndal fu ngeen far rek foofu laa far kon soxna Seynabou seen taxawaay ci département Thiès parce que mbaru mi déparé Xombal di jaar Thiénaba même waa Thiénaba bu mu demul woon taxawaay rafet na amul benn cër boo xam ne Thiénaba war na koo am ñu ñàkk ko suñ seenu teew ak seenu wute te moom moo tax kon il faut ñu sant la gërëm la parce que tool nag il faut mu am jëwriñ waaye nag ñay dimbali jëwriñ nga baax na ca te fii ngeen toog tey woo jigéen ñi di waxtaan balaa yàgg tuuti den ci toogaat ni bis sàngam la élection su boobaa nag ngeen bàyyi xel bu baax ki leen di jariñ ak ki leen di nax réew mi nag bari nay wax mais am réew kenn du ko jële ci mbedd am réew kenn du ko jële ci mbedd te li ma gis fi mu toll nii am na ñoo xam ne réew mi ci mbedd lañ ko bëgg a jële ak deret loolu nag moytu leen ko bu baax li may wax ni ay junj la waaye dina leer ci kanam leen ci war a wax àggaduñ ci te dinaa ko wax waaye lu nu war a saafara balaa booba deen ko saafara man nag sama wax mënatul gudd parce que ki ma fi bàyyi yoon li mu fi wax lépp mënatuma cee jaar mais fekkewuma ko mais xam naa ko ndax damaa xam jikkoom ma di leen seereel ni ëllëg fu ma war a yëkkatee baat te néew ma fu bu fa nekkee lu mu wax maa ko wax muy Adama Diop mooy sama première action parce que li nekk ci moom moo nekk ci deuxième action yi muy saasum say est-ce que ñëw na troisième action yi muy Gora Diagne moo nekk ci moom mais quatrième action yi muy Amy Dia moo nekk ci moom mais moo nekk ci 56 conseils yi nekk ci commune yu Thiénaba kon ñoom ci seen baat la fi Adama tooge woon mais ci seen kàddu it laay rafetale ndax rafetal rek moo fi des mais li war a am rek am na kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jéggulu ci dog gi ma leen dog parce que yéen a nga toll fa am solo ci ab liggéey parce que nit ki lu mu xamul na ko laaj moo gën dem ba ca génn ca mbedd ma parce que petite réunion baaxul lii ngeen di def nii mooy grand réunion petite réunion mooy génn ci biti ni nangam de waroon nañ koo wax te waxuñu ko mais nangam de xaw ma ko mais dégguma ko lu waaye war a laaj na ko laaj fii bu leeree ngeen dugg bu leerul ngeen bàyyi loolu la ñuy wax man nag la ma doon wax démb moom laay wax tey département Thiès jigéen ñi maay seen góoru mbootaay te nangu naa ko lépp lu ngeen soobu dinaa ca dugg lu ngeen dëbb dinaa leen dëbbale te it lu nu dugg rek dañ ci am ndam waaye lu ñuy def nañ ca déggoo département Thiès gi ku fi bëgg a dugg loo fi bëgg a wax di nga wax ak jigéen ji te jigéen ñi daan wax ak man te lu nu sóor ngeen ko yàq maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah mais def ko ak engagement def ko ak responsabilité mais lépp aussi lam ci kaw dëgg parce que ku dégg dëgg rek li nga xam ne lii dëgg la parce que lu mu doon waxee dafa wax pour dimbali jigéen ñi mais lépp li mu bëgg ñu teg ko ci dëgg mais moo am léegi rek ay jeunes yoo xamante ni ay xale yu góor lañu ñu ma envoyé yóbbante ni ma lii mu wax ni macha allah doon na loo xamante ni pour mu mucc ay bi waaye ñun ñii di xale yu góor yi est-ce que ñun bokk nañ ci loolu am dégg mooy ko nag bon naa wax yóbbante bi et yóbbante wàll mais di soutenir aussi Seynabou ci li mu wax te ni madame la coordonnatrice na ko yokkal xam naa li mu yore xam naa li mu yore xam naa aussi femmes yi nekk ci ginnaaw xam naa ne femmes yi nekk ci ginnaaw seen jàmbaar ak nit ñi xereñee ci liggéey macha allah te defe naa ni soo ko yokkalee doo ko réccu incha allah. Benno Bokk Yaakaar bi Thiès
mu ànd ko équipe bi macha allah ñoom ñëpp ñu liggéey bu rafet ànd ceeg sama président Momadou Gueye ci département bi bu ñu amee résultat ngir yàlla ñun ñi ñoo tax ndax ñu waa département demoon nañu ba ñu fàtte ñu de mais moom bii président ànd ak équipe bi ñoo ñëw tey relevé défi waa département bi seen bopp ci Macky Sall yi tey di nga xamante ni ñun moom la ñuy ñëw àndal di liggéey ma ko ci sant di ko ci gërëm cant ko amul ak équipe bi yëpp la mënoon naa bañ a jël kàddu sax bu ñu ci waxee ba pare mais lu ci dafa wax ci développement man ma ñëw ni ko nag man dinaa ñëw en tant que politicien en tant que femme développement jël kàddu jaajëfal ñu ndax dañ daan dem toujours ñu ne ñu ngi dem réunion directoire des femmes réunion bañ daan dem équipe bii la ci daan fekk macha allah ñu fa jëlee ñoom sotti leen ko tey résultat baa ngi nii suñu gan bi tedd bii ñu koy teral moom ñu àndal ñu koy dalal di leen wax jaajëf 3 fois ndax li ngeen di indi tey mooy li nga xamante ni moom lañ doon jooy ci directoire te tey jii lii benn paa te arrêté seen bu ak ñu àndal arrêté ñu ngi ñëw kon préparé wu leen yéen jigéenu Thiénaba yéen a daan wax financement daa monsieur le maire jàpp na ci bu baax ak ay financement boole leen ci baax da leen di financé mais doyul ndax comme ni ma ko waxee toujours Thiénaba dafa rëy commune Thiénaba mu rëy 38 villages la ak 23 communes fu nekk jigéen ñi ñëpp rek am nañ fa répondante kon tey jii bu fekkoon da ngeen di bâche leen ci biti mbooloo bi dina ko mais yéen a ngi def leen côté Sall ñu woo waa Thiénaba rek environ woowuñu yeneen village yu sori ma ñëw ci sama mbokku jigéen ñi groupement yi bu ngeen demee lii ñu leen di wax fii tey xam ngeen ni lan laa ko wax man formation la da ngeen a defar formation bu ngeen demee jàllale leen ko seen i comme ni ko madame la directrice waxee def leen seen ay bopp de 10 yaa am na ñoo xam ne defoon nañu fekk na leen ci mais doolu leen ngeen yaakaar lii pour ñëpp la pour ñëpp ku ne man cee gis seen bopp mais que aussi pour leen ñëw ni damay lekk pour lekk nañ ko bàyyi muy jigéen fee ñi ngi lekk pour lekk ci suuf la ñuy dëkk jàngal na leen tey jii li ma gis mooy éducation financière la leen defal yéen jigéen ñi kon bu ngeen duggee na ngeen xoolaat seen bopp bu baax dem yaatal xam ne ñëpp ñoo ci bokk ñu ñëw ànd liggéey macha allah Thiénaba jëm kanam ñu ñaan yàlla ñu dégg fi madame la ministre Mboro Dieng équipe bi seen liggéey ñu ca kanam rek taxaw ca kanam député yu jigéen ministre bu jigéen bi moom la ñu soxla. asalaamaaleykum mbooloo kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu sa tur ak sa sant nuyoo bi ma ci jiital Serigne Assane Seck du général Thiénaba di ci teg monsieur le maire Talla Diagne mi ñu dalal tey di ci teg son premier adjoint au maire muy Adama Diop l'infatigable laa koy tudde di nuyu ci turu jigéen yëpp muy nuyu Fama Diop ak saa suñ sëy kon bu ma nuyoo ñaar yooyu nuyu naa jigéen ñi Thiénaba yëpp di nuyu madame la coordonnatrice di nuyu directoire Femme Thiès te madame Seydou bu jigéen jiite ko defe naa ne nekkuñu tey ci suñu première rencontre ak moom ci yu mel nii kon Seydou boobu la ñëpp ne jërëjëf directoire bi la ñuy jaajëfal ci turu directoire bi aussi ñu lay jaajëfal parce que xëy na nit doyewuñ ko dara lu mu mënta jël ka ko man dem jëli ko indil ko te loolu mooy defal jigéen ñi macha allah donc may nuyu ñëpp di ñëw ci présidente coordonnatrice promise madame Guèye li ngay wax dafa leer ndax exposé bi defe naa ne kenn ku ci nekk lu mun a si xol ndax ci dëgg rek la teg ci dëgg la tege ci charia la teg te ku ne xam na ne charia dëgg moo ko tax a jóg ñun ñi di liggéey ak banque yi ñu ñuy lebal ñuy teg intérêt suñu sañoon duñ ko def parce que nag intérêt na ko charia waxee sama jàng soriwul sama àll bu soriwul waaye nag ka koy defal kam na mu ñu defal ko ñooyam ak kon dañuy ñaan yàlla rek xam ne dañoo bëggoon a liggéey te amuñu fu ñu aw moo tax ñu def loolu mais dañuy jéggulu ci loolu te jaam moom lépp lu mu def bu ko jégguloo yàlla mën na ko baal parce que xëy na contexte moo demee noonu économique yàlla def muy dox ba andil ñu
financement islamique teg ko ci sa loxo Seynabou dafa am léegi ne madame le ministre ma ne ko yàlla na doon ministre des finances loolu laa ci teg parce que bu ko doonee xëy na économiquement jigéen autonomisation bi ñu bëgg dinañu ko am ba mu doy parce que c'est un pur produit quand même bu femme de développement mooy wax koo xamante ne nii yow danga ko nàmp sa yaay di ko def nga di ko fekkee dem jàngi ko ñëwaat tu l'as dans le sang nit nag lépp lu nekk ci deretam bu ko yàlla dénkee su ko dee wax ci xolam la koy jëlee te bu jógee ci xol lay dugg kon kontaan nañu ci exposé bi leer na te kenn du fi jógee ne ndax dañuy fay wala duñu fay ak na ñuy fay am na loo wax léegi ci groupe de 10 Xombol laa dëkk def nañ fa ay fédération ñun fédération lañ ko tuddee koñ bu ñu dem dajale groupement yi fa nekk yëpp fédéré leen jël benn présidente ak benn trésorière mu yor fédération bi te terewul présidente ak trésorière groupement yi ñu ngi continuer di dox suñ leen joxee financement présidente ak trésorière boobu ñooy dajale xaalis bi yóbbu ko fañ ko war a yóbbu day yombal liggéey ndax ku ci nekk responsabilité ba nga nekk ci niveau bi ko nekkee dafay dox kon man damay rejoindre li nga wax moo gën a efficace parce que ñun dañ ko expérimenté ak Xombol génne fa 21 millions jox ko famille ci ay fédération lañ ko teg amuñu ci benn coono man duma fa dem keneen du fa dem mais fédération yooyu ñooy lijjanti xaalis weer bu dee ñëw fay si ko kon loolu c'est efficace dina dimbali ki ngay liggéeyal dina dimbali ñi ngay liggéeyal macha allah kon kuy fay leb banque di ko fay muy ànd ak intérêt te dara du ca manqué suñ la lebalee te amul intérêt booy fay da ngay daw pour amaat leneen defe naa ne soxna loolu di sa wax na ko léegi ma di ko nuyu de passage ci femme de développement ñu xamante ci développement la ñu xamante lépp loo xamante ne xew na Xombol su may ñëw damay ñëw ci moom woo ko téléphone ne ko nangam laa soxla bu koy defal ambale ko ba mu yegg mu ñëwee jël ko nag te loolu yëpp travail à la chaîne damay faral di wax ne ñëpp bu ñu liggéeyee loolu ci benn secteur su fekkente ne kii dafay defal day transformer sa yaay ka dem nag moom na jaay xëy na ay mbuus yu koy def ba soo génnee ci kii da ngay dem jënd mbuus chaîne lay nekk su kii dee jaay saabu nag kii jaay eau de javel ci wet soo jógee fii da ngay soxla leneen ñëpp bañ a jaayandoo le même produit muy des ci loxo yi ma ñëw aussi ci li nga xamante ne question la ndax femme Xombol yi muy ñiy jaay jën dañuy am problème pour conserver seen jën yi sonn nañ ci trop man toujours damay jógee ci mairie bi ñëw fekk leen fa ñu nekk bu ñu amoon ay chambre frigorifique su fekkee ne bokk na ci seen programme surtout solaire Xombol dañ koy soxla ndax nag xëy na am na ñu koy denc seen jën yi def ci place tilimal na marché bi amuñu ay tuyaux d'évacuation yu ko defee te itam sonn nañ ci trop te xet gam fay bàyyi maanaam léegi si kenn mënu ko nekk te bu ñu amee ay chambre frigorifique yoo xamante ne nii xëy na solaire lay nekk surtout damay insister ci loolu dina ñu arrangé trop ma dégg léegi tricycle yi nga wax ñu soxla ko ndax dañu am ay jeunes ñu yore léegi ci moto Jakarta yi mais tricycle yi aussi dox na parce que mooy yóbbu marchandise donc ma bëggoon aussi pour les jeunes ñu sóor leen ci tricycle yooyu macha allah bi nga waxee 400 millions yi aussi fonaa ci sama machine divisé ko par 15 communes commune bu nekk ngi am 26 millions 600 par commune defe naa ne loolu dina xaw a gàtt ci demande sociale bi nga xamante ni moo nekk ci sa kanam ndaxte bi ñu nekk 400 millions tànk nañu rëy na mais soo ko jëlee léegi sa machine divisé ko dangay am 26 millions 600 par commune defe naa ne soo mënee gën a yokk sa loxo xam ne ay jàmbaar yu fàkk tëdd nga ko seetal te itam duñu des gannaaw ci li ñuy def bu fay jotee nga xam ne ay jàmbaar lañu macha allah ñun ñi mën nañu leen a garanti di tax ñu tànn Thiénaba du hasard wax naa ko léegi bi ma ñëw avant ngay ñëw Thiénaba ku fi romb ku nekk xam nga ne jigéen Thiénaba liggéeykat man de groupement Fass Jom idole laa leen def parce que nag dama màgg xam ne gis leen ñuy liggéey te boobu ba léegi bari na yu fi woon ne tëj nañu mais ñoom ba léegi ñu ngi pérenniser li ñuy def
kon ñooñu neex na ñoo ñi ne ak ñañu boot ak ñañu àndal ak ñi ngeen gis ak ñi ngeen gisul macha allah jërëjëf asalaamaaleykum. di nuyu suñu coordinatrice bi nga xamante ni mooy Seynabou Ndiéguène ñu ngi koy jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax ndax defe naa ne kàddu gi ndeysaan dëxëñ na ko li ñu waroon wax sax wax na ko xanaa rek di gërëm encore ak di sant li nga xam ne xelam daj na ni ñun benn lañu ñun jigéen ñi bërki démb xombal la ko defoon tey mu ñëw Thiénaba incha allah beneen yoon te bërki démb boo njaay réunion la dem tenir ko ba Kër Moussa loolu mooy décentralisation. beneen bi mooy madame la coordinatrice li nga xam ne président de la république bëgg na ko muy bennoon bii di wax ne sàmmale leen ni ko ak a koo sàmm moom tax na ñu gis suñu bopp ci li nga xam ne moom mooy bennoo waa bennoo li ñu tonk lekkee amuñu leen amul dana jël téléphone am woonu dana xam wax na te buy dem yóbbaale te lu mu am bokk ko defe naa ne loolu moom la ñuy wut ci njiit ba tax ñun directoire des femmes de Benno Bokk Yaakaar de Thiès ñu jiital ko jox ko ci cër bu baax a baax a baax te it amuñu ci rëccu di gërëm bu baax nag ki nga xamante ne moom mooy madame le maire Mbër di sant yàlla ci maire yi fi teew yëpp ndaxte loolu la ñu bëgg dañoo bëgg bu beneen yoon nañ wax madame la ministre lépp nag ci biir Benno Bokk Yaakaar gis nañ ko waaye nag dans la région de Thiès nag bëgg nañu madame la coordinatrice loolu xam naa da nga ñu ci defal dogal ak ñaar buñ fi jógee nañu fexe nu am ministre ndax nag kuy am di la jënd bu amee oto yóbbul la ci monsieur le maire defe naa ne ñu ngi bëgg bu baax a baax a baax loolu ñu déggal ñu ko te li nga xamante ne moom lañ fiy taataan tey yal nay nekk njëriñu kese te njëriñu kese lay doon ñu lay wax daal pare nañu ay liggéeykat nga nar a dajeel tey li nu lott rek mooy jumtukaay li nu lott mooy am ay jumtukaay ak pexe ak xalaat yoo xamante ne xalaat yaa ngi fi ndax ñu ngi koy doxee ak suñu propre moyen waaye nag bëgg ku ñu gunge bu baax a baax suñu xel dal na ndax mënoon nañ def leen ko biir Thiès ñu seet hôtel yóbbu la si te ko nit dañ koy def ndax mën nañ laa yóbbu hôtel nag waaye fii nga ñëw fii la te bu suba incha allah dañ lay yóbbaat fin fond ndax ñëpp ñooy sa njaboot jërëjëf madame la coordinatrice ñu ngi lay gërëm di la sant di ñaanal lépp yàlla jàmm dal na yàlla defal jàmm defal leen ko defal ko mboolem jullit vive Thiénaba vive les femmes de Thiénaba merci beaucoup. sunu responsable di madame Seynabou Ndiéguène Mbacké Seynabou dañuy wax jërëjëfati rek ndax yow bu laax bi tàngee rek nga dugal sa ñii fi doon ñeer mën naa ni kenn ku ci nekk dafa bokk groupement femme leader yi rek lañu convoqué ñoom ñëpp nag nii rek lañ koy defee saa yu ñu leen soxlaa ci Pastef ñu takk ñëw kenn laa di fi paas kenn ku ne yaa fagaru xëy ñëwal sa bopp ñëw xam li ñuy wax lan la li ko waral du dara 2009 madame la coordinatrice Macky Sall dafa def tukki nemmeeku dugg ci àll bi ku xool ni muy doxee sax di nga xam ne kii il n'est pas partisan nekkul pour ma sàmba wala ma demba bërki bii maa ngi dégg APR ñëpp a ngi ñaxtu président Macky Sall président sénégalais yëpp la te loolu la wane loolu la doxal mu def àll bi gis jigéen ñi 3 kilomètres ñuy wuti ndox 3 kilomètres ñu taxani bant matt mi la ñuy yanu boot seeni doom ñun bu ñu ñëwee dañuy toog xaar ba ñu egsi ñu jël faari lamp yi taalal leen oto yi pour ñu mën a nit xam seeni matt président xam na la xew de yàlla dogal ma ñëw teeru bi ñu am réunion bu ñu ma fa invité ma gis de grande dame ñu toog ci kaw taabal jël fu mel ni teeru bi fay ko nangami million ñu def ndékki li muy ay croissant ak café au lait teg ndox yu sedd yi bëgg a waxal jigéen ñi ci àll bi ni naka la ñuy def pour dimbali leen man leen yéen a ngi dëbb ndox nag ndax nit soo ko bëggee dimbali da ngay def lii nga def dem fekki ko fa mu nekk ba xam lu muy dimbali gis nga jigéen ñii kuy leb te doo fay dem ci ay jàmbaar rekk ci def bi ngay ñëw war ngaa constaté booli mango yi ci kaw tali bi benn góor laxasaayu fa di ko jaay jigéen ñi rekk koy jaay nee
naa leen 4 heures du matin la ñuy yeewu oto bu la romb fajar arrêté ko nga xool la ca biir buñ dee 16 femmes la chauffeur bi rek day góor. kon Macky Sall xam na lan la jigéen ñi sunu président bi xam na lan la jigéen ñi daj xam na ni métti na waaye li koy jox ku amul dara dem seet banque bi financé la teg la intérêt ngir nga liggéey dañoo gisul feneen waaye bu ñu gisee feneen dem feneen banque yaa ngi bëgg ay wax na dëgg taux de 10% dafa bari nga takk sa digg rek jigéen gi daw ba nga amee 18 ans ba am 50 ans noppalu woo boole ko boor ak naafal sëy na bu fi nga egsee baax fi nga egsi moom foofoo baax ndax ñii fi toog ñu dëkk ak ñoom taxam leen yow xam nga ci dara li tax nga wuti sunu jongo ma ji sunu rakk di baax ji yow xam nga li tax dañoo sonn ba ni la sonn nañu ba ni làcc mënatuñu dara nga ni déedéet bu leen découragé tant que maa ngi am wér tant que maa ngi am mën a dem danaa ko wuti fu ma ko mën a wute te danaa ko indi kon tey indi ko te bi mu indee gën parce que biñ leen di jox amul intérêt ngeen am jom ju toll ni jom ja ngeen amoon am fulla ju toll ni fulla ja ngeen amoon ndax kër yi jigéen ñee ko téye te géwél ñi ngeen baal ma nag xasuñu leen mais dañuy wax dëgg yaay maa ngi jàngi aw ma kaye yaay maa ngi jàngi ndékkee bu ma yaay maa ngi jàngi sama dàll dafa dagg kooku jigéen bi tëdd ci kaw la di yeewu ci jël kenn la ko kon soxna si mën naa tey sol robe avocat jigéen ñii parce que dañoo xam li ñuy daj yamalewuñ ko ci politique bi de kenn ku ci nekk femme de développement nga loolu la ñu àndee président parce que dañoo bëgg réew mi suqaliku nekk dans les rampes de l'émergence loolu la ñu bëgg te ci loolu la ñuy dox politique politicienne daf fee xew ni gisatoo kenn ku gaare kaar ñu di la ko yebal di dem di la tàcc ku ko fii xaar doo ko am ñun Macky Sall dañu gis ni dafay liggéey réew mi dañu gis ni day dimbali jigéen ñi dañu gis ni li naqari jigéen ñi moo ko naqari barki démb maa ngi woon Ndande à 25 kilomètres de Ndande xaw ma village bi nu mu tudd maag présidente ñoo ca àndoon ak madame le ministre mais fi nga wàcce Ndande ci kaw tali bi ba ngay dem asundooya ngi nii ci kenn rombul dara nga ñëw ci village bi ki fi am doom te ni ñetti doomam a dee xale su tuuti la ku tuuti la doog a taw la ñetti doomam yëpp dee nga xool village bi dara nekku fi ñii amuñu dara lu dul seen mbay nii su ñoree rek ñu yanu ko wuti Ndande dem jaayi ko madame la coordonnatrice loo mën na ca loo mën dimbalil jigéen ñi bul tàyyi bul sonn yàllaa ngi ci Cheikhul Khadim bi nga xam ne yaa mooy liggéeyal dana ko gis te dana la fay ndax ñii ku leen liggéeyal yàlla dina la fay asalaamaaleykum wa rahmatulah. monsieur Adama Diop suñu leader ak monsieur le maire Talla Diagne di dalal suñu coordonnatrice ñaaw bi man nag sama laaj fi mu jëm mooy ndax organisation yeneen yu mag yi nga xamante ni ci gox ndax ci lan bokk ndax dafa am doon benn organisation bu mag boo xamante ni organisation bu juddu fii ci communauté la rek moo leen di mooy ARSS association rurale yi coordonnatrice la moo nekk fii nga xamante ni présidente Marème Kéré moo ko jiite nekk am 10 000 groupement maanaam 14 000 membres am na ko ci maanaam sonde réseau yi ak réseau de Diourbel may laaj la ndax financement yooyu ndax mën naa laal organisation boobu ndax boo bari nañu boot groupement ñu taxaw ci rek organisation boobu moo ko taxaw moo ko samp ñu di ko jiite ci maanaam parce que bi nga xamante ni def naa 92 lañ leen formé ca maanaam centre dëkk bu ñuy wax Kéré Al ca centre ba boobu boo géej rek def naa ci la fas doom bi jiitoo beneen bi ci des maanaam daanaka du ma ci xaw a sori ndax fayin bi comme que dañ lay jox matériel fayin bi nan lañ koy fayee ak maanaam 10 personnes yi nga xam ne moom ngay kii ñoom ndax dañ leen di jëlee ci biir groupement bi wala dañ leen di jëlee ci biir dëkk bi noonu rek loolu daal bëggoon naa ci am lu ma leen sant bu fekkee da ngay jox matériel ngay fay xaalis wax nañ laa wax ñaata ngay fay ci xaalis war nañ laa wax ñaata ngay fay ci xaalis ci matériel bi maanaam matériel bu mën ci doon rek pour mu
leer ci suñu bopp naa ay nit ñoo ci nekk suñu ginnaaw bu ñuy dem li ñuy wax mu gën a leer ci suñu seeni bopp nga xamante ni ñun li ñuy wax duñ ko lamb duñ ko nëbb maa ngi déglu ñëpp nag ci kàddu bi asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatuh. coordinatrice bi di soxna Seynabou Ndiéguène ndax social bi nga xam ne moom la def tey jii dundi bulet yàgg na koo def yàgg nañu ko tamit duñu ko defal barki démb rek moo ci mujj ndax Adja bi may wax rek social la ndax barki démb lañu conférence xombal ñu jël ko jox ko Adja Mbiru mu coordonné ko monsieur le ministre Antoine Diome mel ni ñetti bee Màkka benn bi ñu bàyyi ko ci département bi waa pour gañe ko benn bi ñu bàyyi ko xombal benn bi ñu indi ko kees ci sama mbokk yu baax yi may politigandool ci seen kaw social ñu ni bee Màkka bi bu ko kenn lotori nañ ma ko jox kon social mënut a passé loolu kon ñoom ku ñëw danga leen cee fekk ñuy ñaan yàlla yàlla noonu dem ak jàmm dikk ak jàmm maa ngi lay tàggu waaw financement social bii nga wax nag dañ cee sant yàlla bu baax a baax a baax a baax kontaan ci di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yeggale ndax ku ci mel ni sama genre gii nekk ci quartier populaire di politique sa doole bariwul barki démb boo njaay ci élection yi damaa mujjee dem li jënd ci sama fanweeri junni ñoo jox ko samay femmes te samay biis rek laa tekki dem tay la ko te banque ba ñoo jox ko samay femmes ñu séddoo ko juróomi téeméer le 15 bu nekk ñu dajaloo fay 1250 ñu jox ñeneen kon man su ma déggee 400 millions man balaa kenn wax damaa war a wax kon ñu ngi lay sant di la gërëm ma nekk nag ci benn kii boo xam ni depuis 2002 cuub laay jaay di voyager di dem Mali di ñëw ànd ceeg samay nawle yu bare 15 après nag ma toog politique bi xam nga politique dafa metti te amoo doole ba dig ci biir politique bi waaye bu Njaasaan jotee ma dem bu foire international jotee ma dem bu fiyaara jotee ma dem ak samay nawle yoo xam ne chaque jour ñu ngi naan paye yaa nekk ci nguur gi yaa jege ci nguur gi dama nga lijjanti financement nga indi ko ñu jàppale sa président kon tey boo ñëwee dig ñu lii ñun dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi di gërëm na suñu nawle yu baax a baax ku mel ni yaa Fama Aydara mii Nabu Adja Mbiru ñoom yaa jee ñii tànn day fal Coulibaly mii boo limee sax da ngay juum mais ñun xolal boo na yàlla danoo kontaan bëgg nañ torop yal na nu yàlla yeggalee ci daraja yoon waa Thiénaba maa ngi leen di nuyu ñëpp di jël nuyoo bi di ci jiital directoire des femmes Benno Bokk Yaakaar di nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm di nuyu sunu directrice bu ñaawul bi di wax ne ñun dañoo yàgg ci problème ci formation parce que ñun bi ñuy njëkk a def formation ñun ñoo def suñu formation avec notre propre moyen parce que dañu jël suñu groupement yi am ñu nekkoon 60 femmes ñuy def chaque jour 1500 par chaque jour fukki dërëm par personne fukki dërëm yi bu weer bi deewee ñetti téeméer lay doon ñu def ko pendant 4 mois ñu commencé di ko financer. Première organisation bi ñu def mooy conférence bi ñu conférencé ba pare lettres yi ñu ci amaat ñu jël ko commencé nag di financer suñuy femmes ñuy liggéey ba yàlla dogal sunu bu njigéen bii nga xamante ne lu mu am bëgg na ko bokk ak ñëpp mu boole ñu ak Moustapha Diop mu ñëw di ñu financer Thiès ñu am ci financement ñu jox ni ci financement bu takk ñu ngi ciy def chaque le 8 ñuy daje di financer ay nit ñuy delloo. benn bi sax avant Covid bi invité woon nañ ci suñu camarades yi ñoom Maguette Kobo ñoom Fama Aydara ñi ñu ñëw assister ko xool loolu moo demoon ba waral ñoom it ñu organiser ci ndamal jot ñu ci continuer tamit di ci def ay fonds revenu di ko tourner ba macha allah moo mën naa ni sax loolu topp nañu ba léegi ñu ciy liggéey may wax nag man madame la directrice dama lay laaj man ci fonds yooyu may liggéey daf ñu topp ba léegi ay femmes di ci def agricultrice di ci yar ay ginaar te bu ñu sañoon am benn site boo xamante ni mën nañ ci toog di ci élever suñu ay ginaar di ko yar bu jaay jotee ñu jaay am tamit ñoo xamante ni ci suñuy femmes commerce la ñu xam
di dem di ñëw am ñoo xamante ni dañoo toog ci seeni biiri kër di jaay am ñoo xamante ni dañoo nekk ci marché bi parce que ñun dañoo jege marché Grand Thiès di teg seeni table di jaay ak seeni légumes ma koy laaj ba xam ndax su fekkoonte ne bëggoon nañu tey jii comme ñoom dañuy dem ay nooto di jaay ak yooyu ba xam ndax moom daf leen di demal nooto di leen fa wutil bagage wala daf leen di boole ku leen di wutali ay bagage nooto di ko indi di jaay man nag wax dëgg yàlla man li may liggéey ku ne xam na ni man jënd tissu di jaay laay def wala may yor ay congélateur di ci jaay man nag wax dëgg yàlla comme déglu naa waxam fii man xam naa fa mu jëm ak ñun te bu soobee yàlla ak yonente bi ak sunu présidente yi ñu àndal yaakaar naa ni sunu liggéey ñun dinañ ko commencé déjà parce que xam nañu fi ñu koy jëmale maa ngi nuyu ñëpp wa salaam. ci nekk sa tur ak sa sant dama gàttaloon sax ni li ma war a wax lépp ñëpp wax nan ko naa bàyyi waaye nag il faut que ma sànni ci ñaari kàddu di nuyu madame la coordonnatrice madame Guèye ñoo ngi lay nuyu di la ziar di nuyu monsieur le maire di nuyu suñu coordonnatrice madame Seynabou Ndiéguène Mbérou Dieng maa ngi lay nuyu madame la maire Fama Aydara di nuyu ñëpp ku lim mën ngaa bañ a juumee doo matale di rafet du toogaay bii ñu toog di wax madame Guèye mayoo ñu jën dangaa ñëw di won ñu nu ñuy nappee ndax boo nu mayoon jën rek dina metti torop waaye dangaa indi jën indi nappukaay bi ni ñëw leen ñu joor kon yàlla na yàlla guddal sa fan ndax nag dangaa wax sànq wax bu am solo danga ne fii ku fi xamul banque it mus nga cee dugal sa loxo wala nga ragal taxaw ahankay mais nit ñi danoo dem ba lot dem ba sonn parce que bu fekkente ne da nga nekk femme de développement nekk femme boo xam da ngay politique nekk ci koñ te sa loxo warul sa ginnaaw à 100% nga boot mbooloo il faut nga dugg ci banque yi il faut que nga lijjanti loo xam ne di nga ko mën a jox say nit ñu mën a ànd ak yow ndax li Fama wax li Fama Aydara di wax lekk di kese naxuti bay te boo bëggee il faut que nga def dara kon ñoo ngi lay gërëm di gërëm président de la république Macky Sall ndax nag lii lépp moom la ndax nag bëgg na jigéen yërëm na jigéen fonk na jigéen ñun directoire des femmes Benno Bokk Yaakaar suñu coordonnatrice di madame Seynabou Ndiéguène mii demul mukk bàyyi ñu ginnaaw ànd nawle boo koy ànd ak nit danga koy xaar waaye doo ko jiitu te moom jiituwunu danoo xaar kon yow Ndiéguène maam As loo mën ren bu déwénee yàlla nga mën lu ko raw xaar nga ñu jiitu woo ñu demoo dikk ba pare dinu expliquer dina wax naan lii la demee ak nee la demee bu boobaan tamit ñu am suñuy fulla am suñuy faada toog suñuy kër toog fa nu dëkk ndax nag ku ci nekk boo dee benn nit sax am nga mbooloo mu topp sa ginnaaw te boo nee dama ne ñu ne la mani la waaye nag defoo loolu ndokk nag ca ba nga ko xamee boole suñuy doole boole suñu ngor suñu jom boole suñuy lépp takk ko benn place rek jox la ko nag ndax yaa ñu ko woon kon jërëjëf directoire des femmes Benno Bokk Yaakaar jërëjëf madame la coordinatrice ñoo ngi lay gërëm ñoo ngi lay sant kontaan dafa baax lu nit di def na nga ko maîtriser xam nga la tax tey ñun ñu bëgg dañu gis jigéen taxaw maîtriser dossier di ko toj mooy quoi li ma gën a neex ci wax ji ça fait plaisir ça li ma gën a neex mooy la rupture ñun dañu sonn ci jouer sur place jëli xaalis rek jox ko ñu ginaar ko da ngay dem ndax ñun ñëpp bëgg ko lu neex suñu jëkkër yeeg suñu neex suñu càmm booy dem di ko ginaar Seydou bu da nga koy ginaar ñaari fan mu jeex ñu lay fayee ko nga naan pourquoi ça tribunal la police bi am ne comboy mu ñëw def analyse lépp ci li nga xam ne moom la jàng ne man lii ñu ma dénk damay def la différence entre li fi doon am ak li war a am tey madame la coordinatrice yal na ngay egg na yoon te ñun yal nañu bokk ci ñi nekk comptable ca loola dama kontaan damay wax ne taxaw di fëgg sa tëgg naan parité beeg ñun góor ñun jigéen yii jigéen ku leen xool jox leen responsabilité parfois ñun du ñu mel ni damaa wax ne nanu xool façon mu jigéen yii ñu doxale nii yal nañu yàlla musal ci suñ la joxee kees nga këpp ko est-ce que danañ fonkaat sa beneen moroomu jigéen faa ma barki dem bi nga ma laaj xaalis lan nga wax nga ne on change pas am na moo boo ma waxoon de déedéet nee na ma woon xaw ma on remplace pas kii
doo mës a dégg ñu wax la appelé à d'autres fonctions ndax dañ may dénk seen xaalis waaye man damaa jàpp ni xaalis boobu ñu ma dénk madame la coordinatrice dañ ma koy laaj léegi fii nii ma taxaw buñ ma laajee seen desit xaalis ma jox leen ko fii du ma buusi dañ maa wax démb yónneel xaalis bi ñu togg la ca des dama koy baraaye xam nga lu tax damay bañ ko ma bett mi ngi ji ci sama saak bu ngeen ma koy laaj ma leen koy jox te jël ñibbi kon buñ la dénkee tey nag président dama bëgg ngeen wax ko ne ko ñun ñu ngi koy sant xam nga nit kilifa day déglu te président dafa yónnee Thiès dégg li nu ko wax looloo tax ba nga limee ba pare mu ne la boole ca Thiès am du loolu nga wax léegi xam nga lu tax ñun dañu gëm ni ay alliés sûrs lañu ay alliés yu gëm président de la république lañu te man nag am naa pour gëm ko ndax bokkoon naa ak moom assemblée xool ko càmbar ko muy sama xarit ma am fa faveur yoo xam ne moo ma ko jox ba mu fay jógee faveur yi dafa continuer durant les 5 ans kon sant yàlla maa xam kuy Macky Sall président Macky Sall man maa ko xam parce que Seydina Mohamed maa ko xam man ndax dama liggéey ak moom toog ak moom diis ko wax ko mu bari yërmande pourquoi man may waxal lu nekkul ci nit ki est-ce que daa wàññi dara ci li ma am déedéet ndax maa ngi moom may daje assemblée ma dem ci sama parti mu dem ci parti kon est-ce que dinaa fi wax loo xamante ne nekkul déedéet waaye dama ne waajala kon waa jooju ñun dañ koy accompagner madame la coordinatrice mbaa xam nga ni durant li ñu fi nekk ñun ñii di alliés yi est-ce que xam nga ne mosuñoo am benn financement waaye tey lañ ko gëm pàcc leen loolu mosuñoo am benn financement waaye suñu xol sedd na tey ndaxte yow yaa wax léegi ne da ngay gaaw léegi waaye di nga xam ne yow it danañ ci ànd ak yow sëy na bu xam ne saa yi ma convoqué yeneen juróom ndax xam nga lan laa ko gëm lan laa gëm yaatal monsieur le maire dafa wax léegi lu am solo mu ne bu nekkoon leneen monsieur le maire adjoint dañuy dem ca terrain ca jàkka ja ak jumaa ja waaye bi ñu ñëwee nag ci terrain politique dañuy yaatal loolu la Macky Sall soxla nag am déet financement yii bu ko dee jox dafa bëgg nit ñi seen xel dal ba bu wootee nga wuyu ko kon yaa nga ca loola xelam dana dal danañ ko wuyu ndax yaakaar nañu ne jooy googu ñu doon jooy nous les alliés di nga ko faj te it nag femme du jot yow dëgg la tey yàlla moo ko dogaloon ci moom nii lay nekkee kon nangu nañ ko maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yal nañu yàlla may ñu commencé bismillah rahmaan ba eggale alhamdulilah rabbil alamin yal nañu yàlla musal ci jàmm ju féete boo ndax nag bu mbiru fay te ndey fal fayu amul sens waaye yal na gis loo xam ne danaan la ma gis ci Thiès musuma ko gis loolu rek la ñuy ñaan ñu ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal yàlla ndaxte ndam nga mérité dem jàngi dellu si ko indi ko teg ko wan ko président bi la ko defal lii nag ko am réussite kon yàlla lan na nga atteindre say objectif merci beaucoup madame la coordinatrice yow nag su nekkoon ne gaañ ñi mën nañoo tëgg bambara laa lay fekke ndax dégg mënumaa fekk woon xam nga lu tax madame la coordinatrice du directoire yaa xam ni ñuy doxale xam ni ñuy jàppee man am naa sikk kenn ku am sikk dama ko koy nangu personne n'est clean dans la vie waaye li ngay def di boole ku ko fi boole personne yal na la yàlla defal jàmm li ngay boole kenn boole wu ko fi maa ko wax day mare nañ ko day mare. On est très heureux de vous recevoir parce que vraiment c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Pour bañ a guddal ñun dañu am question bu ñu posé mooy que ni ci sa biir exposé dañ ñoo proposé ñu def ay financement ay groupe de 10 personnes mais dans ton exposé da nga ne yéen doo leen financé xaalis da ngeen di financé projet matériel kon damay laajte tey groupe de 10 personnes yooyu suñ ko financé ba pare naka lay demee puisque yéen matériel bi ngeen joxe ñu daal foofu loolu amoon suñu laaj parce que commune de Thiénaba dafa yaatu waaw on est plus de xaw ma sax ñaata jigéen ñi sax 31 villages au total la 61 villages waaw. sant yàlla julli ci Seydina Mohamed sant sama ñaari waajur di sant d'abord suñu monsieur le maire di sant sëriñ bi fi nekk macha allah sëñ Seck ñoo ngi taas ci barkeem di sant suñu coordinatrice bi ñëw tey di sant waa directoire bi toog madame Seynabou Ndiéguène
di sant sama soppe bi aussi madame la maire di sant Adja Ndeye Fall maa ngi sant waa groupe bi yëpp li ñu waroon wax yëpp wax nañ ko di sant Aïda mi sama doomu ndey macha allah ñun dañuy sant yàlla julli ci Seydina Mohamed parce que lu ñu bëggoon far yàlla indil ñu ko ba démb rek sama waa koñ ñu ngi may xas naan ma maam Coumba Wade ba nga dalee politique ba léegi mënoo fexe ba indil ñu ay financement yoo xam ne mën na noo li mën na noo mën na la man leen bu jotee rek yomb habitude boobu laa am di ko wax bu jotee rek yomb lu jot rek yomb yal na nu yàlla may fekk ak tal ci barke Seydina Mohamed di am contentement ci li ñu madame la coordinatrice wax ñun presque man maa ngi taxawal Maam Diarra Fall sama madame la maire en même temps may responsable LDMTT nekk en même temps transformatrice femme développement di dëkk Daaru Salaam sama groupement tudd Fas Jom di seexuwaa ñu tisaw mi macha allah tubaar fakkaala dañuy sant yàlla julli ci Seydina di ñaan yàlla lii yàlla nañ ko jëriñoo man loolu rek laa wax li ma bëgg a wax yëpp dama koy tënk parce que ñëpp wax nañ ko yàlla nañu jëriñoo lii bu yegsee yàlla nañu yàlla may jom ji fay gi yomb ci ñun kenn bañ a tële ci barke Seydina Muhammad loolu rek laa amoon lu may wax Seynabou dama koy dagg parce que li ma bëgg a wax yëpp bari na mais presque ñëpp wax nañ ko waaw. coordonnatrice nationale di nuyu monsieur le maire di ziar may ziar sëriñ bi sëriñ Assane Seck xalif général bu Thiénaba ma lay wax madame la coordonnatrice dalal madame la coordonnatrice dalal jàmm fii ci commune Thiénaba nga ñëw directoire départemental des femmes di la dalal tey sous la houlette de madame Seynabou Ndiéguène Mbacké nga xam ne mooy coordonnatrice bi bala may def leen Seynabou dañ lay gërëm di la sant parce que nag bu lëg lekkee alom na ko gërëme coy man de madame Guèye mii boole woon nañ ma ak moom mais nag taxul ma def ci benn acte mais nag yow ak sa bëgg développement jigéen ñi ak jàppale jigéen ñi tax na mën naa ni weer bi yépp ci loolu nga nekk di ko dox di ko wax pour mu ñëw rencontrer directoire bi rencontrer aussi les femmes du département ma bëggoon sama question benn ma doon laaj benn proposition parce que nag le département de Thiès polarise 15 communes te madame la coordonnatrice ci sa biir yi wax da nga ne Wakhinane Nimzatt c'est une commune kii promise alloué na leen 400 millions doit 200 millions ma bëggoon def benn proposition bu fekkente ni ñun loolu dina mën a nekk ci ñun parce que département bi elle est vaste na te elle est composée de 15 communes ma bëggoon laaj ba xam comme par exemple tey nii ñu ñëwee à Thiénaba bu fekkente ni sa jot dina la ko may est-ce que du ñu mënoon def descente dans toutes les communes muy 15 communes yi parce que fi ma waxee mooy déjà 400 millions bari na bariwul su polariser 15 communes bari na bariwul mais nag ci li nga waxee rek foofu laa ne naa proposé da nga ni Wakhinane Nimzatt am nañ 200 millions ñun ñu am 15 te c'est une seule commune ñun ñu am 15 communes gaa déjà rectifié nga sax mais rectifié nga mais dama doon c'est une proposition rek bu ma doon def su la ko sa jot mayee parce que nag directoire bi liggéeyal jigéen ñi moo leen fi nekkal ki ko jiite aussi ci soxlay jigéen ñi rek la bëgg a dox su la ko sa temps mayee est-ce que duñ doon mën a def ay tournées dans les 15 départements dans les 15 communes bu ci nekk ñu toog ak jigéen ña fa dëkk def ak ñoom lii. beneen bi aussi ma doon poser une question di wax ne dañuy def des groupes de 10 personnes mais groupe de 10 personnes yooyu ñoom bu ñuy fay bi nan lay demee de manière individuelle lay doon ñu jël ko jox ko tête de pont bi mu dem verser ji wala ku ci nekk da ngay dem nga dem verser ba pare aussi ma doon laaj versement yi fan lañ koy verser dañuy am mutuelle ñun wala nan la ñuy def loolu moo nekkoon ñaari question yi ma doon poser ma doon poser aussi bu fekkente ni da ay unité de transformation la parce que unité de transformation yi am na ci yoo xam ne góor nekk ci dina baax su ko ay jigéen composé kese mën nañu dem mais góor nekk ci di leen jàppale parfois ci machine yi da ciy baax ma doon laaj ba xam groupe de 10 yooyu est-ce que mën nañu def un groupe de 10 boo xam ne c'est composé de 5 femmes et 5 hommes
loolu aussi ma ko doon laaj ci unité de transformation yi question boobu foofu la may jéggulu nag laaj bi jeex na mais dafa am benn yóbbante bu ma doon bëgg a wax parce que nag ni ma gisee li nga waxee yépp ci këru diine yi ci nga intervenir ma bëggoon nag ñu dem ñami Baay Faal ga dem kër Cheikh Ibra te loolu xam naa ne bu ma la ko ñaanee di nga ma ko may ndax dañu am Seynabou ci li ma présenté collectif des petites filles de Cheikh Ibra man maay secrétaire général bi te nag ku ne Baay Faal yi seeni kër yaatu na bari mboolooy jigéen te jigéen ñi ku ci nekk xam na ni dañu bëgg seen autonomisation da ngay dugg ci kër goo xam ni da nga fay fekk ay soxnay taalibe ñu fees fa del macha allah mais duñu liggéey dara ma doon ñaan su fekkente ni lu mel nii mën naa ko am ci jànnatu kër Cheikh Ibra nga may ma nga wax ma jour boo xam ne dina mën a nekk ma dajale jigéen ñi ñu dem fa ndax yaatal liggéey bi may wax tamit nag Olof Njaay dañu lu gën a jige gën a yey te nag dañoo nekk ci contexte boo xam ni damay politique tuuti boo ma ko permettre dañu nekk ci contexte boo xam ni suñu président dafa war a am majorité à l'Assemblée nationale te nag fii di Sénégal bu ñu lijjantee ba def fi cohabitation mooy président nekk président de la République majoritairul à l'Assemblée nationale texte bu mu fa indi bëgg ko voté pour ñun jigéen ñi ndax nag ku ci nekk xam na ni politique am lu ci baree bari suñu intérêt la ñun jigéen ñi ak jeunes yi projet bu mu fa mën a indi bu leen neexul ñu jël ko teg ko ne loolu yaakaar naa ni ñun jigéen ñi ñoo war a takku taxaw takk suñu ndigg wax ak suñu doom yi ndax nag ñii leen di woo ci mbedd bi kenn gisoo ci kenn koo xam ne génn nga ba woo sa doom wala yow ci sa bopp nga jiite ko wala boo ko jiitee yaay raw lëg da ngay daw wut foo làqatu wala nga wut fuy dugg loolu nag ñun jigéen ñi ñoo war a ñaax suñu doom yi waxtaan ak suñu doom yi téye leen ci kër yi xamal leen ni leen pouvoir kenn du ko jëlee ci mbedd ku bëgg a jëlee pouvoir da nga koy liggéey mais waxi kese naxuti bëy te loolu nag Cheikh Ibra Fall ci boppam mi nga xam ne moo meññ sama waajur moo ne ba keroog yàlla di fay wax bàyyi jëf foofu nag laay tëjee jërëjëf. maa ngi koy nuyu di ko sant nuyoo bi nag dama si njëkkee coordonnatrice muy Nabou Ndiéguène man depuis 2011 maa ngi ci parti bi APR bi mais gisuma président Macky Sall man Nabou laa gis suñu ma respecté fa ma dëkk tey wala ñu yëg ma fa ma dëkk wala samay jigéen topp sama kaw c'est grâce à Nabou kon nag Nabou li ñëpp wax rek mooy dëgg kon yow yal na la yàlla fay Macky Sall nekk fi mais yow yaa ko fi nekkal yaa ko fi teewal benn jigéen jooyul dara kon maa ngi lay gërëm di la sant beneen nuyoo bi itam duma mën a nuyoo te jaaruma ci sama mag muy Fama Aydara ñoom mbëroog sama ndey dikkee ñëpp taa ndey faal bàyyiwuma kenn daal ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di nuyu nag Fatou Jémme wala Jaane Fatou maa ngi leen nuyu bu baax di la wax dalal jàmm Fatou li nga wax am na solo lool parce que nga fekk ay jigéen jox leen financement ay 100 000 francs ñu ñëw seen jaboot ñëw ne ma yaay aw ma bik nga génn joxe yaay dañ ma dàq tey école inscription nga génn joxe kilifa gi ne tey da aw ma dépense nga génn joxe loolu du développement ndax man Moustapha Diop ci financement yi ngay wax joxoon na ma ci 5 millions ma tànn 50 femmes ku ne ma jox la 100 000 francs mais boo gisee lii nga wax exact noonu la demee bu weer bi dee sax boo bëggee verse ji kii naa la xaaral ne kii xaaral ne kii xam nga liggéeyuñu dañ koo lekk toog kon nag li nga wax lu am solo la boo tànnee groupe de 10 personnes jox leen ñu liggéey ñun waa Notto Diobass de ñun jigéen ñu liggéeykat ñoo fa nekk man je suis responsable des femmes APR à Notto Diobass xale yi jigéen ñaa ngi ci transformation des fruits et légumes jigéen ñaa ngi ci transformation des produits locaux jigéen ñaa ngi ci embouche ovine jigéen ñaa ngi ci agriculture villageoise améliorée jigéen ñaa ngi ci embouche bovine kon loolu tey boo ñu fekkee fa ñu dëkk ñu def de groupe de 10 ku ne nga jox ko nga jiital kenn kon foog naa liggéey boobu dina mën a jaar yoon man kii laa ni ñu koy waxee présidente groupement présidente association développement de Tateen laa bu dee ay local kese ñun am nañ ay local parce que côté leen rek moo ñu si jaaxal dafa am loo xam ne foog ñu def ko si kanam yëpp mooy ñu tàmbalee jéggi ci yéex a ñëw ndax ñaar moo ko waral ki ñu fi tax a ñëw mooy suñu kilifa. micro yi nañu si dimbali ko. docteur Fatou Gueye Diagne ak coordonnatrice nationale du Promise mooy suñu kilifa mooy jox ndigal ñu ñëw
yàlla dogal na ñu tardé loolu ñu ngi si jégalu coordonnatrice nationale ndax it du ormal te yaakaar naa jigéen ngeen yéen tamit ñaareel mooy jataay bii fii nekk ñu koy def si kàttan yàlla ñu ngi koy defee si ay kanamu kilifa te buñ nee Touba xel yi am si nu mu dem buñ nee Tivaouane xel yi am si nu mu dem buñ nee Yoff xel am si nu mu dem buñ nee Thiénaba tamit wax dëgg yàlla xel day am mu dem muy dëkku diine di dëkku leer donc ñu ngi jéggul woon si kilifa yi nga xam ne ñoo fi toogal kilifa diine yi fi dëkk ñu ngi ñaan yàlla am seen barke jataay bi yàlla bu ko yàlla neenal li ñu fi ñaan si ñaan yàlla bu yàlla nangu rek am nañu yàqi ni béréb bu ak jataay bi ñaan la yàlla baax ci jataay bi bu loolu wéy yaakaar naa wax ji mën na ne gudd comme ni ma ko waxee madame la présidente ñu ngi nuyu nag ñi fi teew ñëpp tàmbale ci monsieur le maire madame la présidente ak képp kuy jigéen nekk fi am yaakaar ñëw yàlla du yàlla si benn yaakaar madame bi coordonnatrice nationale du COMIS moom dafa yàgg nekk avocat jigéen ñi waxuñu ko pour bakkan waxuñu ko pour wax lu ko neex ndax toogaayam waaye jaar-jaaram moo njëkk a nekk avocat mooy sunu patron moo ñu jiite waaye man de personnellement ba ma jëlee sama tànk teg ko Jurbel mu xool gis kër jigéen ñi xool nu ma leen encadré li ma leen defal ak ni ma leen jàppale si laa ko gën a naw te li mu fi wax si wàllu approche par rapport ak finance islamique yaakaar naa ni war na mën a nekk si dëkk bii di dëkku diine fi nga xam tamit man mun naa fa rassurer yéen ñi fi toog mooy engagement bu mu jël dina ko def loolu moom dañ ko koy seedeel te yàlla rek a tax dem nañ Géejuwaay wax naan Nimzaat salle bu fees del ni fa nekkoon si ay jigéen ëpp nañu juróomi téeméeri jigéen mu wëlbati ko ne leen bu ngeen paree man pare naa feek fukki fan ak juróom financement yi dina ñëw foofu tamit ñu di leen dalal seen xel jigéen tamit ku koy jàppale xamal ni yaa ngi jàppale société bi yaa ngi jàppale kër gi yaa ngi jàppale sax borom kër gi ndax léeg-léeg ñoom seen wax dañuy ràcc nag jëmale seen kanam waaye xam nañ ni dërëm bi génnul gaal gi ndax lu mu métti bu amee retombé rek dina laal xale bi dina laal borom kër gi dina laal sax mbokk ku jigéen ki donc loolu ñun dañ koy rafetlu dañuy ñaan yàlla nag mébét bi nga xam ne am na ko ba annoncé fi montant bi yàlla na ko yàlla mottali ndax wax dëgg yàlla tey jii madame la présidente juumuloo ma nga ko wooyee madame la ministre juumuloo ndax dépassé ne loolu ay capacité waxuñu ko nag pour faire plaisir ndax man mii di wax ak yéen ñëw sës rëkk bureau ak sama bureau ñëw sës rëkk gis naa guddi ak bëccëg suba ak ngoon bañ ko jëlee tekk ci bopp programme bi ba tey lu mat fukki weer ak ñeent jëlul congé dama ko koy seedeel lu mat fukki weer ak ñeent amul loo xam ni defu ko rek ngir programme bi jëm kanam dañ koy ñaanal yàlla nag mébét bu mu am ci programme bi am ki ci réew mi am ki ci jigéen ñi yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi may jeexale nag mooy financement bii ñuy def di ko dérouler muy financement islamique dafa laaj sincérité dafa laaj engagement ndax li ko lal yépp charia la dafa am benn verset bu ndaw bu yàlla wax ci alxuraan ne lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def yàlla ko ci alxuraan daal di def point d'interrogation lu tax ngeen di wax lu ngeen dul def boo narul mbir bul ko wax yàlla moo ko wax ci alxuraan mooy interroger forme interrogatoire boobu muy utiliser parabole la rek dafa bëgg jàngal doomu aadama ni
boo demee ba jël kàddu wax lillahi wa rasuli yi jëfeel kàddu bi te promise ba mu nekkee ci ay loxoom ba tey fu ñu mënta nekk jël fa engagement yàlla may nañu ñu mottali ko man damay ñaanat yàlla li ñu fi jël li ñu fi nar a jël comme engagement yàlla nañ ko yàlla mottali sama mbokk jigéen ñi yéen tamit ay jàmbaar ngeen lool su ma nee ay jàmbaar ngeen waxuma ko dama am indicateur de mesure man sama soxna man ak moom maa koy yóbbu tous les jours muy liggéey xam naa après sama collègue bi dina ma tooñ suñu demee liggéey bu ñu wàccee maa jël sama oto dem jëli ko bu ma ko jëlee ñëw kër ga gaare waaye man su ma ñëwee su ma gaaree damay dem sangu ji sol sama yére jël télécommande bi aj samay tànk di zappe moom mooy nekk ci kër gi ak waañ mooy togg mooy nekk ci xale yi mooy yàq ñu reer mu raxas ba minuit mooy wala une heure mooy mu ñëw tëdd fekk ma nelaw naa bu yàgg ma wëlbati ko ne ko bu dee jigéen ñëpp nii lañ ni yow lañ mel de kon yéen ñu mën jigéen boo gis rek sunu borom subhanahu wa taala moo ko jël def ko muy kuy mottali ndax góor bu nekkoon ne moom kese la ci xiste sax dañ ne sunu borom subhanahu wa taala dafa bind maam aadama teg ko noonu rek pendant 40 ans deful si moom ruux ba mu defee si mu ruux mu xool ko ba seppale ko mu xam ni kii bu dee moom kese du dem si laa di bindee nag sunu maam Hawa daal di koy nag ñëw teg si wetam sunu borom si nga moom boobu xarañteef yéen da ngeen di représenté Hawa si nu muy mottalee góor nu muy mottalee kër nu muy mottalee koñ nu muy mottalee société nu muy mottalee réew te soxna si toog soxna Hawa la mooy Fat Diané noonu la mel donc ñu di leen di ñaan tamit comme nu ma ko waxee tamit financement yi bu xasi ba ñëw ngeen di commencé liggéey ngal la waaye xalaat leen ni Sénégal am na yeneen i gox yu ko soxla te am ngeen chance peut-être am seen présidente am ngeen chance madame Guèye nekk fi ak monsieur le maire na ñeneen ñi xam tamit liñ leen di ñaan rek mooy ngeen fexe ba remboursé loolu conseil bi ñu la jox rek madame la coordinatrice madame la présidente ngeen waxtaan seen biir ba ñu am ay retour de qualité par rapport au remboursement démb rek dafa am benn présidente falaay daanele mooy président Guèye bu nekk suppali sa réew mu ne dafa gis tricycle yooyu ñu joxe nu mu amee jeexital si ay jeunes yu nekkoon si koñ bi lu ma juróomi at defuñu dara te tey grâce à ces financements ñi ngi am ay revenus quotidiens ñi ngi am ay revenus yoo xam ne dina leen permettre non seulement ñi contribuer si lekku kër gi léegi sax ñi ngi épargner démb benn président mutuel boo xam ne bii ñoo ko jox financement yi promise moo ko jox moo ñëw section coordinateur gis ko mu toog di ma defal yooyu témoignage ma ne ko dañu bëgg ngeen bind ko documenté ko ndax toll nañ xam si réew mi lépp looy wax rek amal preuve loo si teg donc finance islamique c'est une technique de financement réel et non théorique te dina am ay jeexital bu baax a baax si gox bi ñi nga xam ne incha allah rabbi dinañ ko fi indi donc di rafetlu jataay bi di ñaan yàlla lépp lu ñu fi mëbët rek yàlla na ko yàlla mottali di jégalu ñëpp di jégalu si kàddu yi bu ñubte amee rek si man la waaye li si rafet yëpp suñu borom la ñi ngi sant yàlla bu baax a baax donc madame la coordinatrice lii rek moo doon li nga xam ne dañ ko siy def mottali ko jataay bi fa tabarakallah rafet na taaru na jërë ngeen jëf wa salaam. fi daje yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di jéggalu ci toogaay bi di jiital sama nuyoo ci la directrice Benno Bokk Yaakaar directoire des femmes Benno Bokk Yaakaar madame Seynabou Ndiéguène Mbacké ak mbooloo mi samp directoire bi yëpp di jiital la coordinatrice sama nuyoo moom tam di ko nuyu di ko félicité macha allah ci toogaay bi yàgg bi mu toog di ñu déglu di nuyu ñi fi nekk ñëpp wàcce na ba ak monsieur le maire defe naa question yi ma doon laaj génn wàll gi yëpp leeral nañ ko ci groupe de 10 yi man maa ngi tudd Astou Ndoye dëkk Thiès Nord commune rattachée Kër Sayid am fa ay mbooloo yu fa nekk di groupement yuy liggéey itam ci wàllu mbay ak transformation léegi ak fruit mais li ñu doon laaj ci groupe de 10 yi laa doon laaj mais bu loolu passé man damay yëngu ci commerce
di jaay tissu ak garniture di voyager des fois ma doon laaj comme ñun ñu nekk marché central bu ñu bëggoon financement ci voyage wala ñu am place ñu bëggoon ñu ko financer nan lay demee parce que groupement yi moom vraiment man liñ ci wax leer na ma parce que li ma ci fekk nga expliqué ko ñeneen dëpp posé question bi loolu jarul delluwaat mais ñun ñu yor commerce di liggéey ci wàllu tissu daal bëggoon nañu xam ñun suñu financement nan lay demee ak ñi war a voyager di génn di dem incha allah maa ngi nuyu ñëpp di gàttal ndax encore merci. su El Hadj Talla Diagne jëlee commune bi bu bees mu def ma ci présidente comité féminine kon rafet na mu jël kàddu fii en tant que jigéen ndax jigéen ñi ñëpp samay jigéen lañ moo taxoon ma ne naa mujjee ndax ñi wax ñëpp man lañu wax damay sant nag di ko dale ci suñu xalif général Baye Assane Seck ndax ku wax moom ngay jiital ndax ku baax la yàlla na ko fi yàlla yàggal ko wërëm kon bu ñëwee madame le ministre na nga ne waaw ndax cana ba nga ñëw suuf su tedd dañu ne Mbàkke ni faal waaye cana baa ngi nii kon yow am nañ yaakaar ni yow li ngay dox si dina mat sëkk soobe yàlla ndax danga koo defal jigéen ñi seen xol sedd ndax ñun mësuñoo am lii mësuñu koo am waaw bu leet daan nañ am ay financement nag mais day am nag lu ca topp waaye lii ma dégg dal na sama xel te lépp loo xam ne diinee ko lal rek ñun ca lañu dëkk bi moom soo ñëwee rek luy diine nga dégg koo waxe rek jeex na na sa xol dal na sa xel dal ma lay jox sama yóbbante sama doom Yande Diop mu wax lu rafet ci yow li ma bàjjen na nga fexe ba jël parole ne leen ne ko sa xarit Yande nuyu na la suñu doom ju baax di def lu rëy ci dëkk bi moom tamit ñun daal ñoo ngi lay ñaan madame la directrice may gërëm Adama Diop duma ko bàyyi ndax boobu mu maire demee mi ngi fii di gërëm sëñ Mamor Seck moo yore comité religieux fii dañoo bëgg maison de la femme fii ci Thiénaba ñun lu ñu mën a liggéey gis ngeen salle bi ni mu tàngee suñu amul maison de la femme rek ndax su financement yi ñëwee bu ñu séddoo gis ngeen salle bi ni mu mel yéenay maire la nag yéenay maire la moom bëgg na ko lool te wax nañu ko ngeen ñëw na gën ñoo dooleel dimbali leen jàppale ñu ci waaw loolu daal bëgg nañ ko man damay sant Mbaru Dieng ñoom ñii Adja Mbaru Dieng di sant Seynabou Ndiéguène Adja Seynabou Ndiéguène ndax lii moom su amee rek ñoom la man bu leen wax dëgg yàlla ma liggéey ak ñoom waaye man maa ngi leen di sant di leen gërëm ak ñi nga àndal ñëpp gis nga yéen foo leen jëm boo leen yeboo wax ni rek ca kanam ca kaw ca kanam ca kaw ca kanam léppay leer léppay baax bu soobee yàlla maa ngi gërëm Lut Sow di gërëm Fama Diop ñoom ak femmes yi yëpp femmes yi nga xam ne ñooy femme commune Thiénaba ndax dañ fay def conférence boo xam ne lépp booloo la te ànd mooy mu indi doole mbooloo ngeen wax àndandoo mooy indi doole fii mënoo fee xàmmee benn parti fi mu ne nii mënoo koo xàmme ñëpp APR lañ daal mën naa ni daal ñëpp seen njaboot lañ ñun daal suñu xel dal na ñoo seen ginnaaw tey ba ëllëg Adja Mbaru jërëjëf Adja Seynabou jërëjëf ak mboolem ku ngeen àndal ñoo ngi leen di sant di gërëm monsieur le maire Talla Diagne. di nuyu honorable Seynabou Ndiéguène maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax a baax a baax a baax di nuyu Adja Mbaru Dieng maa ngi nuyu Adama Diop di nuyu ñoom Dieng ñi ngeen àndal ñëpp ñoom Fama Aydara di dalal baax tamit sunu coordinatrice bi muy Fatou Gueye Diané di kontaan bu baax a baax ci teewaay bi mais ngeen may ma tuuti rek bala may avancer ci li ma bëgg a wax ma am tuuti kàddu yu ma sànni rek yu jëm ci Seynabou Ndiéguène yàlla dafa ma boole ak yow depuis 2012 ba léegi ngay nit ku baax nit ku yaatu di yaatal ko bon ñëpp nangoo partage ak ñëpp ma lay wax tamit li nga juum sànq naan madame la ministre ma ne ko juum ma yal na ko yàlla defal coordinatrice bii di leen wax ni rek ku yàgg sonn ba yàgg yàlla sunu moom dina ñëw bu dee rek ni président Macky Sall li mu woote nañu booloo ànd doon benn liggéey te yàlla rek a tax luñ jëmee kanam Seynabou yaa ngi ci suba ba ngoon jot yaa ngi ci guddeeg bëccëg yaa ngi ci macha allah gërëm nañ la sant Seynabou yaa baax Seynabou yaa baax macha allah yal na yàlla fal la cat di gërëm ñëpp nag di rafetlu bu baax a baax kàddu yi fi jib yëpp di la wax ni man mii maa ngi tudd Fatmata Ba
maay dëkk fii ci commune Thiénaba di membre ci directoire des femmes bi ñoom Seynabou Ndiéguène ak Mbarou Dieng jiite di responsable aussi APR bu ci yàgg lool macha allah ba tey maa ngi ci daw ko dikk tàyyuma ba léegi ndax bëgg président Macky Sall ak bëgg parti bi rek àndandoo ko ñun ñëpp fi nekk fii nag aussi di conseiller municipal ci biir mairie bi na ci waar bi rek nekk aussi présidente association may jiite benn association bu ñu naan confédération paysanne man maay présidente régionale de Thiès ma am ay sous groupe ci commune yëpp nag 15 communes yëpp bu ci nekk am naa fa ay groupe li ma ci bëggoon na rek aussi Fama Aïdara mi wax na ko boo ko tontoo rek man dinaa jot réponse bi ma soxla di wax na nag lii lu yàggoon a bëgg la lu ko ñëpp waxee rek financement bu ne jàll président Macky Sall joxe na fi ay financement jaale ko ci Moustapha Diop yeneen am na fi mais lu tax doxul yow madame la coordinatrice leeral nga ko te loolu rek moo tax doxul kon nag lii dañ ko yàgg bëgg kontaan nañ ci lool ñuy ñaan yàlla suñu borom rek yal na yàlla mottali lépp suñu xol dafa sedd guy ba mënuñoo wax leen waaye yàlla suñu borom moo yor lépp rek yal na ñu may fekkee ak tal may ñu mucc ak mucc la ba heure bu ñëwee rek incha allah ñu mën koo liggéey nu mucc ayib remboursé ko nu muccee ayib macha allah jërë ngeen jëf maa ngi. D'abord remercier les femmes de Thiès et à travers les femmes de Thiès citer nommément madame ma sœur Seynabou Ndiéguène qui a eu la belle idée de m'inviter à Thiès parce qu'en fait c'est de ça qu'il s'agit. Elle m'a appelé, elle m'a invité à venir rencontrer les femmes de Thiès. Quand j'ai reçu cette invitation, ça a tombé au moment où, par rapport aux orientations de l'autorité, Thiès faisait partie des priorités du programme. Donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure dans la salle, je pense que c'est une bénédiction d'avoir une invitation à venir parler aux femmes de Thiès et d'avoir au même moment une nouvelle orientation de l'autorité qui me signifie que Thiès fait partie des priorités. Donc, c'est une journée pour moi remplie de joie, remplie de bonheur et vraiment d'engagement aujourd'hui que j'ai vécu avec les femmes de Thiès. À travers elle, Mme Seynabou Ndiéguène, qui a eu cette belle idée-là. Et on a échangé avec elle sur les tenants et aboutissants de la finance islamique, sur les possibilités que la finance islamique offre aux femmes, mais également sur les principes et conditionnalités de la finance islamique. Donc nous sommes aujourd'hui à Thiès pour discuter avec elle, rencontrer les femmes dans leur complexité à travers des femmes de développement, parce qu'on a vu des femmes pures de développement ici dans la salle, des femmes politiques, mais à travers ces femmes politiques de développement. En tout cas, comme je l'ai dit tout à l'heure tantôt, j'ai vécu un moment assez significatif pour moi, parce que c'est rare de voir une rencontre aussi appréciée en termes de discours, en termes d'engagement, mais également, c'est rare de voir des femmes politiques et qui sont dans le développement en même temps. Généralement, au Sénégal, ce qui est courant, c'est que les femmes politiques restent dans la politique et les actrices de développement restent de l'autre côté. Mais dans la salle de la mairie tout à l'heure, toutes les femmes qui ont pris la parole, on sent nettement que des femmes de développement. Donc c'est ce que le président Macky Sall également a toujours dit. Il faut mettre à l'avant l'aspect politique de développement. Parce que la politique politicienne, en tant que telle, n'a plus d'impact dans la société. Parce que maintenant, c'est difficile d'amener des femmes répondre à un meeting sans leur donner en retour, sans leur faire des propositions concrètes. Donc aujourd'hui, ce qu'on a vécu, c'est que c'est des femmes politiques qui se sont réunies, qui ont invité un acteur de l'État à venir présenter le modèle à toutes les femmes. Et moi, je sens que ce n'est pas des femmes politiques, mais c'est des femmes de développement. Donc voilà, c'est ça ma présence aujourd'hui à Thiès, et précisément à Thiénaba. Et ce qui m'a beaucoup plus, c'est le lieu actuel. C'est-à-dire quand on parle de femmes, quand on parle de politique de développement, quand on ne voit pas une unité, la cohésion, ou en tout cas l'harmonie reste. C'est donc tout heureux de voir qu'après les discours dans la salle, qu'après des échanges, qu'on m'amène ici pour me dire, effectivement, c'est ça qu'on est en train de faire. Et ce lieu, vraiment, moi j'ai aimé. Parce qu'en tant qu'actrice de développement, je connais à peu près ce que c'est avoir une unité de transformation. Déjà, il y a des problèmes parce que les intrants posent problème, la main-d'œuvre pose problème, la formation pose problème et le marché pour la commercialisation pose problème. Tout de suite, j'ai demandé à la dame, la présidente de cette unité,
est-ce que vous avez un marché? Et elle m'a confirmé, oui, nous avons un marché. Ça veut dire qu'elles ont une forte demande. Donc ce qui reste, c'est l'accompagnement financier pour leur permettre de répondre à ce marché. Et donc nous avons montré notre disponibilité, nous avons montré notre engagement, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est ça ma mission en tant que promise, c'est d'accompagner les femmes à les structurer, mais également dans la production. Donc voilà, c'est... dire que l'espoir est permis après des centaines de formations depuis des années ici à Thiès. Il n'y a pas d'unité de formation, il n'y a pas d'accompagnement. Est-ce qu'avec Promise, vous allez mettre le paquet pour accompagner ces femmes de développement? Je viens juste de dire dans la salle que le président nous a instruits. Nous, qui sommes des structures de financement, parce qu'on n'est pas le seul dans l'architecture administrative. Nous avons l'ADER, nous avons le FONGIP et le Promise. On est tous des acteurs de financement. Le président nous a dit qu'il faut travailler en harmonie avec ceux qui forment. Parce qu'il ne s'agit pas de former des femmes et de les laisser dans la nature sans financement, mais également il ne s'agit pas de financer des femmes sans formation. Donc la cohésion, l'harmonie serait de se mettre ensemble. Et nous avons décidé, tout récemment avec les femmes de Wakhinane, à travailler main dans la main avec le 3FPT. Et d'ailleurs, la directrice générale qui est également de Thiès, on a eu à discuter longuement sur cet aspect. Nous allons maintenant former des femmes et financer. Elles vont former et nous financerons. C'est vraiment ce qui a poussé cette réflexion-là et qui a amené au président de prendre cette décision de nous dire mettez-vous ensemble dans le travail pour plus d'efficacité. Donc ici, dans cette unité, on sent qu'il y a un besoin de renforcement en termes de formation. C'est vrai, elles produisent. Et j'ai vu les beaux produits qu'elles mettent sur le table là. Mais on sent qu'il y a encore un besoin de renforcement de capacité. Et ça, je vais en discuter avec la présidente du 3FPT, avec la directrice générale du 3FPT. On a constaté qu'elles ont des problèmes d'intrants. Parce que tout de suite, elle me disait qu'elle a été obligée d'aller voir le maire qui les a soutenus pour avoir des intrants et pour pouvoir travailler. Donc il y a un besoin de financement là-bas. Tout de suite, je lui parlais comment elle va gérer la distribution. Donc il y a tous ces besoins-là que nous avons recensés en discutant avec elle, que nous allons essayer de répondre. Tout de suite, j'ai dit aux équipes, voilà l'exemple, voilà l'opportunité de montrer à Thiénaba que la finance islamique est une réalité. Et nous allons passer cet exemple, nous allons prendre cet exemple dans cette unité-là. Nous nous sommes engagés devant toutes les femmes qui sont réunies là à réformer l'unité, à accompagner l'unité et à renforcer l'unité. Et dans quelques jours, là, vous allez voir qu'on va commencer à avoir des résultats. Alors, c'est vrai que toutes les femmes qui ont pris la parole ont parlé de l'enveloppe, mais je reviens encore sur l'élément de réponse que j'avais donné. Ce n'est pas important. Les enveloppes, parce que comme j'ai dit, c'est à titre indicatif. On va vous dire que nous avons réservé pour les femmes de Thiès 400 millions. Mais si les femmes de Thiès arrivent à absorber les 400 millions en une semaine, mais forcément, nous allons rallonger l'enveloppe. Donc, c'est juste à titre indicatif qu'on donne des enveloppes. Mais comme je vous dis, l'essentiel pour moi, c'est de me donner des projets fiables, de me montrer votre engagement et nous serons à vos côtés. Je dis sant ak di gërëm toutes les femmes de Thiès. Et à travers ces femmes de Thiès, je suis jël Madame Seynabou Diéguène bi nga xamante ne moom moo waral jotaay bi. Parce que dëgg la suñu liggéey li ñu sant mooy ñu dem à la rencontre des populations. li ñu sant mooy ñu fekk ku nekk fa nga nekk ñu laaj la li nga bëgg ak naka lañ la mën a jàppale ñu jàppale loolu ñu président sant. ki ñu ko santit nag daf ñoo boole sant ñu loo pare wëlbati ko jox ñu enveloppe bu duun ni ñu demal jox li leen ñu ko askan bi. mais comme ni ma ko waxee sànq rek day xaw a jafe ci ñun ñu wër fépp bëgg a wax ak ñëpp bëgg leen jox bu ñu amee nag koo xamante ni responsable bu mel ni Seynabou mu am xelam ba tax mu woote ñu damaa bëgg nga ñëw Thiès waxtaan ak sama jigéen ñi pour ma xool ni ñu leen jàppalee kon dañ koy rafetlu dañ koy féliciter et à travers elle félicite directoire bi yëpp ndax foog naa tey ñoom ñoo fi daje woo seeni membre ni ñëwal nga waxtaan ak ñoom ñu xool naka lañ mën a amee njariñ ci Promise bi donc loolu lu ñu rafetlu la di ñaax ñëpp ñu defee noonu ñun tëjaluñu suñu buntu kenn ñëpp lañ bëgg a waxal ku organisé wu rek boo ñu wooyee ñu ñëw waxtaan ak say membre wan leen naka ngeen mën a dafa jariñoo ci li ñu yor donc Seynabou encore une fois dama koy sant di ko gërëm mais également di sant femme bi fi taxaw yëpp li ma mën a tënk ci réunion tay bi mooy gis naa fi qualité parce que fu nekk lañ dem nag ñun on fait réunion ci Sénégal yëpp mais li ma gis tey ci salle bi c'est une réunion de qualité ndax réunion qualité weesul ngay wax ak ay nit ñu déglu la nga pare ñu delloo la
ay questions yoo xamante ne benn boo ci jël elle a été pertinente dans son sens wala ba tiku nga jox leen ay éléments de réponse mu satisfaire leen te li ma gën a neex ci jotaay bi mooy ñoom ñëpp elles se disent femmes de politique mais c'est avant tout des femmes de développement parce que ku wax rek da nga ni man maay groupement tel ñun dañuy def lii te fi ñu taxaw wane na ko ndax ndaw si moom fii wala en tout cas ka jiite wax dëgg yàlla bañ paree ba mu ne ñëw la ñu dem ñun xamuñu woon fi ñu jëm bu ñu egsee suñu xel dal na ndax lii rek la ñuy wër mooy ay femmes yu xam exactement lan mooy développement la nation développement ay femmes yu xam exactement ce que c'est une politique publique bu ko defee ñun ñi nga xamante ni ñun la état teg pour ñu jàppale leen ñun ñu ñëw jàpp mais day metti ma dajaloon ak benn jigéen ni ko ndax mën nga xam am nga unité de céréales mu ne ma waaw fekk amu ko ma jël xaalis jox ko mu dem bu demee du ci def dara mais fii moom leer na ma ni ku ci dugal xaalis mu jur xaalis ndax fekk nañ fi ay femmes yu liggéey fekk nañ fi produit fekk nañ fi marché tey fekk nañ fi problème yi ñu fekk nag moom xam nañ ko gis nañ ko bu ñu demee lépp luñ ci mën a faj dinañ ko faj te dama leen jox rendez-vous très rapidement ay quelques jours dinañ ñëwaat fii di ngeen gis ni commencé nañ faj problème yi parce que loolu rek la ñu war a mën a wax lu mën a teg ci loxo jigéen ñi. bu ne jàpp ni yaakaar boobu dina dundaat ginnaaw rek biñ leen tàggatee ci mbay soppali mbay ak ki ni mel ba tey jii ñu am ay jafe-jafe ci wàllu unité de transformation ak ki ni mel mën nañ jàpp ni Promise mën a nekk seen solution. En tout cas loolu la ñu sant ñun suñu partenaire bi daf ñoo jox xaalis bu bari nit ñi bu ñu sañoon xaalis bi ma leen di jox ngeen teg ko ci ay unité de production parce que développement lañ wax xam nga développement moom c'est à travers des unités lu mel ni bu doon mën nañ koo am ci Thiénaba am ko Thiénaba génn am ko commune bu ne dañuy mel ni kon atteindre nañ suñu objectif ndax boobaa même bu dee 100 femmes dinañ fi xëy liggéey am fi dara te bu yàggee boo boolee la somme mooy wax le développement mooy ku nekk gox bi nga nekk ak zone bi nga nekk nga fexe liggéey fa luy jur loolu la ñuy woy développement la somme mooy joxe développement mais bu ñu toogee lépp di ko xaare Dakar bëgg mu wàcc Thiénaba dina xaw a yàgg te dina metti donc lii man dama cee ànd te moom la ñu sant fu ñu ko mën a def ci Sénégal dinañ ko def fu ñu leen mën a jàppale nañ leen jàppale ndax ñu am ay résultats